Youssou Ndour à Bruxelles. Youssou Ndour à Bruxelles le 27 juillet. Youssou Ndour au Palais 12. jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaaru digg bëccëg beeg ponk ci gën a fës Khalifa Ababacar Sall du génn ci kaso bi da cay toog muy dogal nag bu cour d'appel bu Ndakaaru daal di jël gannaaw ay yoon yoo xamante ne ay awokaam nag ña nga doon sàkku rek ñu bàyyi ko te sàmmonteeg loolee nga xamante ne tukkee na ci ëttu attekaay bu CEDEAO avocat yi farak nguur gi nag ñoom la ñu xamle rek mooy yoon def na liggéeyam waaye jegeñaale maire bi nag ña ngay ñaxtu moom moomee di Khalifa Sall ndax juge Demba Kandji moom nee na ëttu attekaay bu CEDEAO nag waxul ñu bàyyi Khalifa Sall xanaa rek ay ndàmpaay yu ñu ko war a jox palais de justice gis nañu nag doomu aadama yu bari kon ña nga woon foofee muy militant yi ñi jege Khalifa Sall lool ñoom nag na ngay naqarlu kon dogal boobu nga xamante ne jël nañu ko tey waaye jàpp leen ne avocat yu Khalifa Sall ñoom nee nañ cour de cassation ca la ñu jëm directeur Amnesty International bu Afrique sowu jant ak Afrique du centre moom àdduna ci mbir moomee moom nag la mu xamle Seydi Gassama mooy njiitu réew mi Macky Sall war naa xoolaat na muy doxalee beneen ponk ci biir xibaar yi téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar ci candidat baccalauréat dàkkati nañu leen fële ca diwaanu Thiès ñoom ñooñu nag ñu ne dañoo yoroon téléphone portable seeni waajur janoon nañ ci ak taskatu xabaar yi ne nañ dogal bi diis na lool ndax ndongo yi juróomi at kon daañu ko toog te duñu def baccalauréat dinañ ci jokkoo ci kanam tuuti ak Cheikh Anta Diop nappkat yi Soumbédioune nag ña ngay xaar loolee sotti muy li ñu wax ne nag ne ci seen kon maanaam gaal yooyu daañu leen ci tappal loo xamante ni fu ñu toll ci géej dinañ xam fu ñu ne loolu yëpp ñu ne rek dafay gën a tax ñu moytandiku yenn accident yi Nelson Mandela bu doon dund ba nëgëni tey am na téeméeri at ñu koy màggal ci àdduna wërngal këpp rawatina ak ci Afrique du Sud ga mu fekk baax ki nekkoon njiitu réew bu Amérique sax di Barack Obama yegg na ba foofee ngir nag sargal kooke di Nelson Mandela di ko fàttaliku tey sàkku rek li nga xamante ni moom la fi bàyyi ñu gën koo sàmm lii daan ci toftal xët yu njëkk yu yéenikaay bu ngeen taaxee la tuuti ñu faram fàccee xibaar yi. dalee nag jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ñu tàmbali ko rek ak ëttu attekaay bi la mu wax tey muy cour d'appel kii nag te Khalifa Sall kon dafay des ba tey ci kaso bi muy dogal bu metti palais de justice la ñu jëm fekk ji fa Chérif Dia Chérif nuyu naa la. maa ngi lay fay Fatou Kiné. Chérif kon niñ ko waxee rek kon dogal ba daal dinay daanu maire bu Ndakaaru day des ci kaso bi avocat yi farak nguur gi ñoom jàpp nañ ni kon yoon la waaye ña féete ci défense bi ñoom amuñu lu ñu bëgg. waaw ñoom métti lu ko ni nga ko waxee noonu jamono ji sax jàpp bi mu wante leneen la ñu wax du dul arrêt bu cour de justice bu CEDEAO ndax juge bi moom nee na li mu joxoon te dootu ci dellu si waat lu tax ñi nga xamante ñoom ñoo lay Khalifa Sall ak jege ñi jege ko am lu leen bett métti leen ba tax na kon ñaawlu nañ ko ndax jaakaaroon na ni même bu fekkente ni daf leen a débouté dinañ dugg ci fond bi mu am débat contradictoire wante loolu amul moom juge bi kon dogal boobu daal la ba tax na kon dañuy def pourvoi en cassation jéem a dem ca cour suprême xëy na foofa ngir gën leen faa kalaame loolu nag avocat yi nga xamante ñoom ñooy layool état bi nee nan buñ demee cour suprême it falan am yaakaar ndax saa yoon fa demee ci mbiru dossier Khalifa Sall bi ñoom ñu daal di fay am yoon dem kañ li mu wax nag ci décision bi nga xamante ni jël na ko mooy rek cour de justice de la CEDEAO su fa nekk Sénégal xaatim na ay traité yu mel jëm ci wàll woowu wala bu fekkente ni doxalinu juridiction nationale yi la moom cour de justice de la CEDEAO nekkul cour fédéral boo xamante ni day jël rek ay joxoñ baaraamam ne nan ko jëfee ñoom ñu mën koo jëfee wala la donc loolu la motivé décision boobu daal ba tax na lépp lu jëm ci procédure wala libération Khalifa Sall lànk na ko du Khalifa Sall kese ndax Mbaye Touré ci ak nga xamante ni moom mooy Yaya Bodian loolu daal lañ mën a jàpp fii ci tribunal bi amoon na sax ay jàppante yenn sax yi ban daal di suspendre audience bi li ko waral nag mooy coow li nga xamante ni amoon na fi wante dem nañ ba ci biir juge bi ne woon nañ sax évacuer ñi nga xamante ni mooy public wante loolu it delluwaat na si ginnaaw ndax Khalifa Sall ak ay avocat ñoo ko ñaawlu ne comme justice bi elle est rendue au nom du peuple donc public bu kenn waru leen dàq si ci la joxaat ak instruction gendarme yi ngir ñu bàyyi public bi ñu mën a ñëw wante ak condition ko ñu ànd ak yar ak teggin ba tax na sax lii di dispositif sécuritaire bi fi nekkoon xaw nañ ko yoxamal procès bi nag ñu ngi ba wéy mais ci li nga xamante rek mooy ci fond bi leen bëgg a dugg mais bëgguñ ci loolu rek ay accepté nga xamante ni de nullité maanaam constitution partie civile état bi ak agence judiciaire de l' état bokkam ci biir
biir procès bi loolu la avocat Khalifa Sall yi jamono ji di layoo mais mbiram CEDEAO moom féete na boor waxatuñ ci ñu ngi wéyal li nga xamante ne mooy procès en appel bi Fatou Kiné Deme. ma ngoog ñu koy jaajëfal bu baax a baax Chérif Dia nekkal ñu foofee ca ëttu attekaay ba ak ni ñu ko waxee muy nag tey jii lu cour d'appel jël ñu dogal ci Khalifa Sall ne nag dafay des ba tey ci kaso bi foofee nag ñu gis sax ne doomu aadama yu bari nag xëyoon nañu rek dem foofee ca palais de justice bu Ndakaaru muy militants yi ak ñi nga xamante ni ñoom ay jegeñaale Khalifa Sall lañu ñoom nag la ñu gis rek moo di ne boobeeb procès kon maanaam wàllu politique daal da caa lalu mu metti leen lool du ñàkk rek ñu dellusiwaat ci bu fekkente ne nag lu mën a nekk la wala bokk ñu daal di jàll ca leneen bu fekkente ne ba tey mën nañoo des kon ci procès bi ni ñu ko waxee rek kon ñu ko wéyal boobu ba nëgë ni ñu gis ni itamit gis-gis yi daal ute na lool ci li nga xamante ne ni nag moom mooy verdict bi maanaam li tukkee ci cour d'appel bu Ndakaaru ndax juge Demba Kandji moom na mu doxalee nag am na ñoo xamante ne jàpp nañ ni yoon la def waaye am na ñoo xamante ne neneen nañu gisee ci wàllu woowee ñu teewlu Hadiya Talla mi taataan seen i kàddu. ci arrêt bi buñ ko liiree 7 mesures maanaam juróom-ñaari mesures individuelles yoo xam ne day concerner directement les requérants lañ demandé woon ci mesures yooyu nañ ko bàyyi bokkoon na ci waaye cour bi moom dafa ñëw ne nañ leen fay 35 millions donc lu tax cour bi yegsiwul foofu c'est pour wax ne rek cour bi day bañ a def liggéey bi nga xam ne juge nationaux yi moom la ñu war a def ndaxte juge bi wax na ne ci boppam ne mën naa constater violation de droits de l'homme de waaye bu ma ko constater loolu noonu nekkul motif pour ñu bàyyi procédure wala ñu uppkaak yooyu donc fi mu ne nii li ci gën a am solo mooy cour d'appel bi li mu def son pouvoir d'interprétation li ñu naan impérium ci yoon parce que man waxoon naa ne partagé moon idée bi ñu doon wax ne obligation la pour mu jël ko parce que bu ñu nee obligation la rek mooy bu ko deful day manquer à son obligation or arrêt bi nekkul juge national bi moo saisiroon CEDEAO laaj ko ne ko damaa bëgg nga interpréter ma convention yi nga wax ma lan moo ci ne déedéet arrêt bi dafa concerner état du Sénégal ak ay requérants moo tax cour bi ne donc état du Sénégal ci ponk yi jalgati nga yoon waaye jàppal ne pour loolu noonu da ngaa war a ndàmpaay. du gulet Sénégal ñu koy jox ay recommandations du wax sax di ko condamner parce que ay manquements convention yi mu ratifié la wax naa la léegi 2006 yóbbu nañ ñu victimes yi Hissène Habré yi nekkoon Tchad dem nañ saisir les Nations Unies le comité de contre la torture des Nations Unies comité bi mu saytoo déglu Sénégal déglu victimes yi dana Sénégal moo nekkul ci yoon parce que koo xam ne dañ koy jiiñ affaire torture mooy gundu xataal doomu aadama ak di ko def lu métital bu nekkee sa dëkk ñaar nga mën a am soit da nga koy atte wala nga ku ko laaj pour atte ko nga jox ko 2012 ba ñu Belgique yóbboo ci cour de justice de la Haye la cour internationale de justice moom bu nga xam ne moom mooy kuréelu bi atte képp ku jalgati convention Nations Unies yi nga xam ne Sénégal adhéré na ko bañ fa demee dañ ne Sénégal yéen amatu leen lay dañ leen may délai bu ndaw ngeen engagé poursuite wala ngeen jox kii di président Hissène Habré ngeen jox ko ñi leen koy laaj muy waa Belgique. li nga xam ne cour bi waxu ko wax dëgg yàlla kuy wax rek na nga waxal ngir sa tëraay bàmmeel nga waxal ngir dëgg rek man de wax dëgg yàlla liir naa arrêt bi ba mu jeex gisuma fu cour bi ne nañ arrêté poursuite gisuma fu cour bi ne nañ bàyyi kii di Khalifa Sall donc pour man tey jii tamit Sénégal wàccu na ak ay engagement mi mu jël par rapport ak kuréel yu mag yi nga xam ne ñooy àtte képp koo xam ne jalgati ne convention yi muy convention. même su fekkee ni juge kii cour de justice neewul nu libéré Khalifa Sall li nga xam ne lii du woon sax ci compétence am mais nag le juge national Demba Kandji dafa ko doon tirer conséquence ni loolu ñoo ne puisque donc am na ay droits yoo xam ni donc dañu ko violer notamment le droit à un procès équitable puisque loolu am na mais moom da si waroon tirer conséquences yi dans la procédure bi nga xam ne bii moom moo nekk en cours te procédure boobu moo nekk ni acte boobu daf ko en fait acte yi nga xam ni dañ ko jël yëpp depuis ñu commencé xam ni am na violation en fait à un procès équitable acte yooyu ñu jël dañ ko war a annulé. niñ ko waxee sànq ca palais de justice nag bari woon na lool ay doomu aadama yu fa ñëw ca suba rek ngir nag ñëw jàppale si seen jegeñaale Khalifa Sall mooy militant yi ak ñi nga xamante ni am di jàmm lañu ñoom nag dogal ba tukkee tey daal ca cour d'appel bett na leen lool ndax ñoom ba nëgg di ña ngay wéy di wax nag ne lii di procès bi politique da caa lalu Maimouna Ndiaye.
dañoo ñëw fajar teel jàkkaarloog tribunal bu Ndakaaru ñëw jàppale ci maire bu Ndakaaru. ñun ñoo ngi dëkk Grand Médine Khalifa ñu bëgg ko lool nag di ñaan yàlla rek nag mu génn ci kàttanu yàlla loolu rek lañ bëgg. dañ fi ñëw pour taxaw Khalifa jàppale Khalifa ak ñu ko booleel jàpp ñoom ñëpp waaw loolu moo ñu indi ñëw taxaw te di am yaakaar nag après arrêt CEDEAO bi yaakaar na nag ak suñu dëkk maanaam luñ ko doon xaaree si wàllu droit wàllu démocratie comme doxaluñu ko boobu ba léegi CEDEAO tey am na leen lu mu génnee mbir mi soppeeku na xëy na tey ñu ngi am yaakaar daal. tribunal bi ba mu joxe àtteem Khalifa Sall ñu bàyyiwaat ko ci kaso ba ñi nga xam ni ay farandoom lañu jege ñaale am nañu lool lu leen metti. respecté wuñ ko bu dee Macky Sall ba muy dugg biir Gambie CEDEAO moo ko dugal bu yeba ko nekk nga sànni sa carte d'identité te xam ne bii amatul am importance ndax tooñ nañu gor tooñ nañu yaaram tooñ nañu maire de Dakar. injustice bi dafa flagrant parce que population bi ñëpp même xale yi xam nañ ne il y a des choses yoo xam ne parce que ñu à l'approche des élections ngay jël ay opposants di leen tëj di leen brimer donc tout ça boo ko xoolee ba jàngat ko boo amee xel avec le bon sens da ngay sentir ne il y a des relents de politique qui sont à l'intérieur de la xasu quoi loolu rek la. procès bu ñu naan arbitraire maanaam li yoon wax lépp defuñu ko bu ñu sukkandikoo ci jege ñaale Khalifa Sall yi. CEDEAO nekk na bànqaas ba nga xamante ni amul benn décision ba nga xamante ni da koy jël fii si mim réew ñu koy tëb tey jii nii dafa nekk premier point ba nga xamante ni moom laay déplorer. deuxième point tey dañuy nekk si dëkk ba nga xamante ni tey jii nii képp ka nga xamante ni sénégalais nga tey jii xam nañ ni tey yoon amul si réew mi. bu ñu fu jigee nee nañu duñu bàyyi mu sedd. Sénégal waruñu ko taal mais Macky Sall lii muy def dafa ndara taal Sénégal daf ko ndara taal te bu koy taal ñun nous serons devant le mouvement dafa jot pour le combattre. lu jëm fii ci Sénégal nag nee ñu charte yi dafa yàgg dañu ko weesu war nañu xoolaat lu bare bari muy kàddu yoo xamante ni nii ci Alioune Tine la tukkee ndax nee na nag procès bu Khalifa Sall maanaam procès yaa ma neex la rek jàpp gi nu ko jàpp loolu yëpp nag mu di ko naqarlu moom mi nga xamante ni moom moo jiite Amnesty International ci Afrique sowu-jant ak Afrique du Centre nee na nag njiitu réew mi Macky Sall daal war naa soppi doxalin tey nag lal waxtaan saa su ne ñu teewlu ko Alioune Tine ci micro Maimouna Ndiaye. bala ngay tëj nit tëj bi rek da lay wóor ne kii li nga xam ne moom lañ koy jiiñ moo ko def loolu moom la ñuy wax présomption d'innocence. CEDEAO waxati ne li ñuy wax détention arbitraire maanaam bu fekkee ne nit ñi wóolu nañ la ba def la député dafa am benn malaan boo xam ne malaan bu lay protéger la bu kaaraange dañu ne dindi nañ ko waaye malaan booy dindi day fekk. bala nga koy dindi nga fekk ni sàng nga nit ki kenn mësu ko sàng waaw xam nga nag yooyu buñ ko boolee tey rek doyoon na nga ne ko yow mun nga dem ba ñu procès bi continuer du ci wàññi dara te it dañ ne ci jamono joo xam ne ak Sénégal boo xam ne bërki démb rek yaa ngi gis opposition bi yëpp ñu ngi génn élection yi c'est dans quelques mois tension bi am ci sama gis-gis laaj na waxtaan boo xam ne ñëpp a koy sedd ñu toog waxtaan ko pour ëllëg si biir bu ñu amee élection koo xam ne kii fal nañ la suba dëgg nga mën a liggéey si jàmm ñun président la ñuy ñaan waaw parce que quand même moom la ñëpp wóolu teg ko fi. ñi seen yoon newul ci procès ñëwoon rek ca tribunal ba ngir lijjanti ji ay këyit amoon nañu lool ay jafe-jafe ngir dugg ndax takk der ñoo fatt bunt ba ñu ne nag bu ñu sañoon daal dinañ leen dimbale bu baax a baax ci seen këyit yi ñuy lijjanti ndax yi xeetu procès nag daf leen di gàllankoor lu bare bari ñu teewlu seen i kàddu ci micro Maimouna Ndiaye. ñun tam dañu bàyyi suñu liggéey pour ñëw fii xam nga ñaan permission pour ñëw fii benn lijjanti fi benn kii bu ndaw. xam nga ñu ñëw ñu ne ñu doo leen dugg encore ñu war a delluwaat la prochaine fois encore ñun ñaanaat permission loolu day doon loo xamante ni dafa kii waroon nañu mën a organiser ba nga xamante ni ne am na ñoo xam ne dañu soxla seen soxla personnel ci biir tribunal bi ñu dugg li jënd seen soxla personnel kooku amul soxla ak audience o Khalifa Sall. on est là depuis 8h 9h mais pour nga dugg problème la waaw loolu ñun xamuñu ci lan lañ nekk xaw ma ban constat la ban structure dévier nañ oto yi dévier nañ nit ñi mais bu fekkente ni loolu la peut-être ñu seet beneen solution waaw procureur wax na keneen wax na mais il faut laisser les gens ñu dox seen soxla
waaw dafa am ñoo xam ni procès Khalifa moo leen indi am ñoo xam ni seen procès bopp ak seen soxla bopp au niveau du tribunal moo leen indi kon ñi procès Khalifa indi dañu leen wutal bunt ñi beneen procès indi ñu wutal leen bunt ñu dugg ci pour ñu doxi seen soxla parce que mënuñu jël suñu avocat am suñuy soxla taxaw fii pour ñëw lijjanti ko ñu bloqué ñu à cause de ça. ma nga ku mu nekkoon ñooñu rek xëyoon ñëw tribunal ngir lijjanti ci ay këyit amoon ay jafe-jafe ñu jokkoo nag fi mu ne nii ak El Hadj Amadou Kassé jëwriñ conseiller la bokk ci ñi xelal njiitu réew mi Macky Sall maa ngi lay nuyu El Hadj Amadou Kassé. El Hadj Hamidou Kassé. Hamidou ma ngoog El Hadj Hamidou Kassé maa ngi lay nuyu. maa ngi la koy delloo. ma ngoog procès bi ak tey noo ko jàngatee ndax gis nañu ne cour d'appel kon la mu joxe rek ci verdict mooy Khalifa Sall dafay des ci kaso bi wax ji nag bari lool yow noo ko jàngatee. waaw man nag maa ngi leen di sant di leen gërëm ci invitation bi. ma gëm ne rek. loo mbir moo gis tey ak maandu war na ci dëgg dañu malheureusement ay leader politique ñu nekk opposition saaga nañ fi amul liñ fi waxul loolu nag ñàkk teggin munul du tax nga am dëgg nit ñi dañu war a tey lan moo xew li xew mooy depuis une semaine dañu waxloo CEDEAO li mu waxul waxloo procureur Lansana Diaby li mu waxul CEDEAO dafa ne procédure maanaam doxalin dossier wu Khalifa Sall am na ci ay rëq-rëq léegi ñu ne rëq yooyu il faut ñu réparer ko juge bi bu ne réparer ko nag mooy alamaan état Sénégal 35 millions maanaam fanweeru ak juróomi junni millions. ak jox ko pour ndàmpaay Khalifa Sall ak ñooñam loolu la ñu wax musuñu wax nañu libéré diw wala diw parce que loolu cour bi sañu ko wax beneen bi cour bi mu ne lépp li nga xam ne avocat yi ñaanoon nañ ko defoon nañu demande maanaam ñu libéré ñu bàyyi Khalifa Sall ak ñooñam maanaam ñu fay ko 50 milliards ak yeneen demande yooyu yëpp cour bi dafa ne mu nangu rek mooy réparation bi te réparation bi moom moo ko évaluer def ko 35 millions loolu moo xew Diabira également Lansana Diaby procureur mais dañ ko toj kenn mësu ko dégg mu wax ne dañu libéré Khalifa Sall maintenant wax bu amee ku nekk sa idée ngay joxe am na ñi nga xam ne dañu faral Khalifa Sall. El Hadj Hamidou ñi nga xam ne faral lu ñu Khalifa Sall. El Hadj Hamidou. oui. dogguma la yaa ngi koy wax léegi li nga xamante ni moom la ëttu attekaay bu CEDEAO wax waaye ëttu attekaay bi tamit dégg nañu mu wax ay jalgati yoo xamante ne def nañu ko ci maire bu Ndakaaru keroog bi mu nekkee maanaam ndaw réew li nga xamante ni moom mooy mbalaanu kiirlaayam yooyu yëpp ñu teggi ko est-ce que yaakaaroon ni également ci la ñu sukkandiku ba wax ni tamit wax dëgg bàyyi ko jaadu na bàyyi néggandiku yi ñuy sàkku jaadu na. madame. xam nga yow journaliste nga. damay laaj rek journaliste non way dama lay tontu. journalisme dañu ne. les faits sont sacrés les commentaires sont libres maanaam. li xew li am moo gën a am solo. léegi nag loolu boo ko gisee mun nga ci am xalaat bu la neex ñu bokkul ci journalisme. mais mooy commentaire mun nga ko def. alors. pour justice dafa ne am na rëq-rëq ci doxalin procédure bi ci doxalin bi n'est-ce pas. waaw mais musul wax ne nañu bàyyi diw wala diw loolu kay moom dafa leer dañ ko bind mu leer mu ne léegi rëq-rëq yooyu pour réparer ko dañu war a jox Khalifa Sall ak ñooñam 35 millions loolu aussi leer na ba pare mu ne. demande yeneen yi ñu formulé woon maanaam ñu bàyyi Khalifa Sall. ñu alamaan nguur gi 50 milliards loolu ñoom dañ ko
dañ ko dàq dañ ko rejeté. waaye jaar ci gàttal comme dañuy laaj rek également laaj la boo xamante ni dafa général ndax wax nga ko léegi ay taskatu xabaar la ñu laaj kese la ñuy def duñu féete fenn waaye jàpp nga ni également ndàmpaay loolu lu jaadu la lu nguur gi war a joxe la. man loolu xam nga juge bi moo ko war a statuer juge bi nee na loolu mën na am mais man juge li mu wax. d'accord naa ci. parce que man du tey juge wax na li ma arrangé ma tàccu ëllëg wax li ma arrangé wul ma koy saaga wala may saaga ay adversaire dafa baaxul c'est pas de la démocratie. jërëjëf du démocratie voilà. jërëjëf ñu lay jaajëfal bu baax a baax El Hadj Hamidou Kassé nga bokk rek ci jëwriñ ñi nga xamante ni ñoom ñooy xelal njiitu réew mi Macky Sall wax naa ko sànq ci ndorteelu xibaar yi ak ay candidats yoo xamante ne dàqati nañu leen ci baccalauréat bi gannaaw nag bac technique bi gis nañu bac général bi démb ca Thiès yi tamit am na ñoo xamante ne jot nañu leen dàq téeméer lañu ak ñaar fukk ak juróom-ñaar li ko waral ñu ni dañoo yoroon ay téléphone portable seen waajur nag xëy nañu janoog taskatu xabaar yi am lu leen metti lool Cheikh Anta Diop mi ngi ci bu mu jokkoo bi Cheikh Anta Diop maa ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay soxna Fatou Kiné Deme. ma ngoog Cheikh Anta ni ma ko waxee waajuru ndongo yooyu nag ña ngay naqarlu ndax wax dëgg juróomi at ñu war koo toog te duñu defati examen loolu dina metti trop. waaw dina metti ndaxte ñi nga xam ñoom ñooy seen i kilifa tey ji dañoo dikkoon fii ci lycée bi nga xam ne mooy Amary Ndack Seck taxaw ci bunt bi doon fësal nag seen naqar am na ci sax ay élèves yoo xam ne ñëw nañu waaye ñoom bëgguñu woon feeñ daal ndax sax nee nañ bëgguñu journal si jël leen ngir ñu mën a feeñ ci télé bi ba tax na nag parents yi li leen metti moom mooy téeméer ak ñaar fukki ak juróom-ñaari ndongo yi nga xamante ne dañ leen a dàq nee nañ daal ñoom seen portable yi dañ ko dugaloon ci seen sac la waaye dañ koo fayoon waaye li ñuy metti la moom mooy takk der yi dugg ci salle de classe yi doon visité ba gis portable yooyu nga xamante ne el yi fay nañu ko loolu nag moom moo tax dàq leen léegi nag li ñu wax daal mooy nee nañ juróomi at daañu ko toog te duñu def examen loolu nag nee nañ métti na leen lool ba tax na ñoom sax parents d'élèves yi nee nañ li leen gën a métti it am na ci ay takk der yoo xam ne ay militaires yoo xamante ne ay candidats libres la ñu woon bi ñu defee examen am na ñu ci jàppoon waaye dañ leen bàyyiwaat ñu duggaat ci classe yi nee nañ nag loolu nag moom moo gën leen a xirtal ñu xool la loo xamante ne daal loolu nee nañ injustice la ba tax na daal ñoom ni ngi sàkku ci kilifa yi ñu jàppale ndongo yi ndaxte juróomi at ku ko toog jàngloo defaloo examen defe naa ne loolu dafay mel ni dañuy sacrifier li nga xamante ne moom mooy avenir u xale yi waaye nag ki nga xamante ne moom mooy président parents d'élèves au niveau de la commune de Thiès muy Massar Talla Diop moom bi ñu ko laajee nee na élèves yi ñoo nekkul ci dëgg ndaxte yàgg nañoo wax ndaxte def nañu ay communiqué ci télé ci rajo yi wax leen bu kenn indi seen portable nee nañ lii nag exemple la boo xamante ne sénégalais yi war nañ cee mën a roy lépp loo xamante ne tere war nañ ko topp waaye nag nee nañ ñoom nag dinañ def seen kéemtalaay kàttan ñaan nag inspection d'académie bu Thiès ñaan gouverneur ak yeneen kilifa yi ba ci Macky Sall sax ngir ñu mën a baal xale yooyu wàññi peine bi wala sax ñu fexe ba nag ñu def session remplacement loolu daal la ñu wax li nga xamante ne moom mooy jàkkaarloo bi nga xam ne ñu ko doon amal ak taskatu xibaar yi fii ci diwaanu Thiès ndaxte buñ ko xayma ci téeméer ak ñaar fukk ak ñeent la ñu jàpp ci lycée yi waaye nag ñetti ñi ci desoon ñoom it ci lycée technique lañ leen jàppee muy Xavier Ndione bi nga xamante ne moom moo nekk ci sur la route de Morolan Fatou Kiné. ma ngoog ñu koy jaajëfal bu baax a baax Cheikh Anta Diop doon jokkoog ñun ca diwaanu Thiès ñu àddu ci leneen nag conseil national de la jeunesse bi nga xamante ne nag ay jafe-jafe ñu ne am na ca Fanta Siro la ndax ñenn ñi nga xamante ne dañoo bokk ca conseil exécutif ba ñoom nag démb dañoo lànkal leen duñu dugg nag ci seen barabu liggéeykaay boobu ñu ne nag dox yorin ba daal dara jaadu ca gannaaw bi sax ñoom doon nañ janoog taskatu xabaar yi rek ca buntu ba tey sàkku nag ci seenum njiit mu able ndax nee ñu njiit la na mu jiitee kër googu metti na leen lool dara teguwu ci yoon Cheikh Hassana Fall lañ ciy àndal. ñu jóge ci roq-roqaatu fépp ci biir réew mi bokk ci conseil national bu jeunesse bu Sénégal waaye tey ba ñu ñëwee dañoo am ay jafe-jafe ngir mën a dugg ci seeni bureau lu waral lii di. Khadim ne pense qu'à lui lépp lu muy def rek pour boppam la donc ñu seet na ñun ay ndaw lañ dañ ñoo mandaté suñu régions yi 14 régions Sénégal yeeg 45 départements yeeg 500 et quelques communes yëpp dañoo am ay représentants fii ñu ñëw CNJS bi nga xam ne mooy suñu kër mooy suñu siège mu tëj ko jël ay vigiles yéen ñëpp gis ngeen ko mu aay ñu fi accès alors que bu nekkee fii ñun la suñu jaam la war a nekk mais warul nekk fii jël ay nervi teg leen fi pour ñuy toroxal jeunesse bi. yile membre bokk ci conseil exécutif bi di ñaawlu loolu yoreen gi seen président yoree lii di seen conseil. mais dañoo seetlu ne ba mu toogee ba léegi yaa ma neex lay def nu ko neex lay def récemment rek gis nañ ne dañoo signé partenariat ak
des organisations yoo xamante ne dañoo waroon jël ay ndaw yu nekk Sénégal yóbbu leen États-Unis pour ñu def fa vacances def formation mais gis nañ ne moom day jaay visa yi à 2 millions 500 ANPEJ def nañ fi benn forum ñu jox ko 3 millions 500 mu ne 2 millions lañ def jël defal si poosam commencé na jënd ay oto commencé na def lu ko neex di dem fu ko neex di dem États-Unis di dem fépp alors que jeunesse bi moo ko fal au lieu mu servir la jeunesse il est en train de se servir. ay ndaw yoo xam ne taxaw nañu temm ngir dakkal ay bi la doxalin. dinañu woote ay comité exécutif extraordinaire destituer la Khadim teg fa benn jeune boo xam ne il aura 35 ans mu continuer liggéey bi pour servir les jeunes sénégalais. ñu woo ko ci téléphone président bi le conseil di Khadim Diop dénku ñu ne bëggagul wax ci bi le sujet waaye lenn moom leer na yi les membres conseil exécutif bu conseil national de la jeunesse ñoom taxaw nañu temm ngir jëlee ko fi. ñu wax ci wàllu napp gi xëy na nag léegi accident yi ñuy faral di nemmeeku ci géej gi dana wàññeeku ndax jëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu napp gi nag wax na matuwaay yu ñu ca jël bokk na rek ci dimbali ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy borom gaal yi bu ñuy demati nag mu am ay xeetu jumtukaay yoo xamante ne dañu ko cay def su ko defee fu ñu toll ci géej dinañ xam fu ñu féetee ndax loolu yëpp rek mën a moytandiku yenn accident yi am na nag lu toll ci ñeent fukk ci ay kit yoo xamante ne jox nañu ko ay nappkat dañu ci ànd ak Pafara Ñing yi dem am ci biir géej dootul bëreeti ak kit de géolocalisation yi nga xam ne moom la ñu jox nappkat yi jamono ju ne ñu mun leen a gis di leen contrôler te bu njombe amee ci biir géej gi dinañ mën a gaaw daal leen wàllu. Doté de mécanismes de déclenchement d'alerte constitue une étape cruciale dans la recherche de solutions durables à la problématique du suivi en continu des embarcations non pontées au Sénégal. jumtukaay buñ koy jox muy kit de géolocalisation boo xam ni fii ci direction des pêches protection surveillance des pêches day am benn tableau bu muy gis tableau boobu mën nañ ko def ci bureau ministre de la pêche moom it muy gis tableau boobu mën nañ ko def ci portable ñuy gis à chaque instant gaal yi fu ñu nekk bu ci am jafe-jafe moom moo am bouton bu muy bës rek mu commencé clignoter lu xonq gaal gii kat nekk bërëb sàngam coordonnées yi lii la am na jafe-jafe kon ñi koy secourir du ñu wër dañuy daal di dem directement ca point boobu sauver leen. li nu mel tax ñu mën a xeex bu baax a baax li nga xam ne moo nekk napp gu jaarul yoon te Sénégal accord yi nga xam ne signé na ko ak Mauritanie nekk na lu baax. nan nga mën a xalaate un seul instant réewu jàmbur boo xam ni moom géejam moom ay jënam. ni man samay loi nii la ku ci bëgg a napp nii ngay respecté boo ko respecté wul doo ci napp juróom fukki junni tonnes 50 000 tonnes ñu war ko napp seen géej mënoon nañu bañ ñu may ñu également 400 licences ñeenti téeméeri licence mënoon nañu bañ mais nag loolu ci kaw ñu respecté seeni loi comme ñun ni ñuy demandé képp ku ñëw fii di liggéey di napp suñu géej. ñeent fukk ci ay kit de géolocalisation moom la ñu jox nappkat yi nga xam ne ay nappkatu cosaan lañu. ni nu mel dina mën a tax bis mu jombe amee ci biir réew mi dinañu gaaw rek mun leen a wallu. Pafara ñi ngi lu jëm ci kit yooyu fële ca Soumbédioune ñoom nappkat ya nunu ko jàngatee rek mooy mbir mu baax la ña ngay xaar nag mu yegg seeg jàmm waaye nag ban jëkk la nu ko fas yéene jëndee nguur gi lu muy wax ci wàllu woowu ak lu mu ci mën a doon ñoom daal yàkkamti nañu cee jot ndax nee ñu dafay xeex bu baax a baax wàllu accident yi ci géej gi di Saprera moo leen seeti woon. ay at nga nii Moustapha Seck doon pêcheur artisanal saa yu yeewoo day ñëw jàkkaarloo géej gi xool naka géej gi mel ay accident ak ay disparition si wàllu géej gi Moustapha bare na luñ ko ci raconté wala yu mu fekkee moom sax jàpp na ne lii di GPS bu amul woon dina métti lool ngir ñoom ñu mën a gëti fu sori ci géej gi. ñun lu ñu sàmm rek la ñu wut ndax dañuy dem suñu dem lañu xam xamuñu suñu ñëw mën nañu dem accident ak lépp si géej la ñuy fekk. tey jii suñu amee loo xamante ne si fu ñu nekk mu localiser ñu problème bu ñu am tamit ñu mën nañu localiser pour ñëw fekk ñu foofu dimbali ñu. des fois géej gi dina tore période boo xam ne ngay gëtee 50 kilomètres wala 70 kilomètres damay dem ba foofu GPS bi pour man amal na ma sécurité parce que su may dem moo may yóbbu su may ñibbisi tamit moo may won yoon bi may cap bi may dawee sama GPS tey su paanoon tamit damay dem jënd waa GPS wala ma yóbbu ñu defar ko. projet d'installation GPS bi nga xam ne moom la gouvernement bi proposé ñi nga xam ne ñoom ñooy mool yi pêcheurs yi nekk si Soumbédioune ñoom jàpp nañ ne balaa ñu cay yey yàbbi faw rek ñu xaar ba gis li ñu leen proposé li mu doon. surtout wàllu géej gi amul sécurité parce que kenn ku nekk da ngay wax li nga gis
man barki dem ba géte naa 42 kilomètres benn bato fekk na ma même pas 50 mètres di mbaal. mais ñun GPS yi ñu yor ñun dinañuy permettre ñu xam ne bu ñu demee ba génn zone Sénégal dinañ xam ne zone génn nañ zone bi ci suñu façon bi ñu yor waaw ñun dinañ xam ne génn nañ zone bi waaw ñun nappkat yi ku si dugg zone jàmbur di nga xam ne zone bi nga dugg zone jàmbur la. mais bu ñu indilee loo xamante ne si tamit daf ñuy gën a yombalal loolu tamit aussi day tamit dafay baax si ñun. bu ñu yor ñun boobu dinañu permettre pour ñu dem fi ñu bëgg a dem permettre ñu tamit pour ñu dellu si waat mais nag façon bu nguur gi bi ñu nguur gi di proposé xamaguñu nu mu mel. bu weesoo immatriculation gaal yi te nag ñu leen di proposé GPS sat boo xam ne dina permettre ñu leen di suivre ci ay distance yu sori li ñu ci jublu nag mooy fexe yokk karange nappkat yi bu ñu demee ci biir géej. Dissa Préra ñu koy jaajëfal bu baax a baax ñu wax nag ci kër gi ñu duppee Skaza kër googee nag neenu la muy liggéey am na solo lool ndax bu ñu xoolee daanaka la muy génnee ci maanaam at mu ne bu ñu ko xayma toll na kon ci juróom-benn fukki tonnes waaye tamit kopparam xayma nañu ko rek ci ñetti milliards muy lu am solo moo waral sax kër googu tey nag taxaw moom it ngir nee na jàppale ay liggéeykatam ci kaw nag dimbale leen ci wàllu restauration maanaam la nga xamante ne moom la ñuy lekk duñu ca fay dërëm lu ëpp nag ca la ñuy liggéey ca réewum Amérique la ñu koy yóbbu ak réewi tugal yi dañu ci ànd ak Pape Fara Ñing. guléet ñuy gis ab société bu nekk fii ci Sénégal di jaay ay produits ca diwaanu États-Unis Skaza nekk société boo xam ne lu toll ak juróom-benn fukki tonnes bés bu ne lay def am chiffre d'affaires lu ëpp ñetti milliards ci weer wu ne. dañu xar suñ tànk tubéy pour mën ko matale ndax ku ne xam nga ne États-Unis mënoo faa jaay lu amul qualité. ndax dañoo am nag seen ay normes yooyu foog nga matale ko pour mën faa jaay loolu nag moo ñu dimbali bañ ko matalee ñu ngi jaay États-Unis di jaay Europe juróom-benn fukki tonnes la ñuy def bés bu ne suñu mbébét nag mooy fii ak 2019 dañu bëgg a yegg ba 100 téeméeri tonnes. millions d'euros boo ko xoolee daanaka xëj na ci 3 milliards nangam lay toll CFA. production bu rëy boobu nag ñuy liggéey. li ko waral moo doonoo teg système bu baax jàppale ñi nga xam ne ñoo nekk seen liggéeykat. wax nañ ma tamit ni ñuy liggéeyee dañuy liggéey vraiment en toute sérénité mais dans un sens de rendement. performance yi dañ leen di xayma di leen natt saa su ne kenn ku nekk loolu liggéey ñu fay la ko boo wonee xarañte ci sa wàllu liggéey am ay prime am nañ fi ay journaliers comme ni ko ministre bi waxee sànq yoo xam ne bu weer deewee li ñuy am weesu na 300 000. nekk lu am solo lool ci koom-koom bi jëm ci wàllu maritime bi Skaza taxawaayam bokk ci gis-gisu njiitu réew mi. bu ñu amee ñoom ñu implanté wu fii di liggéey seen technologie suñuy nit ñu koy xam di ko jàng di ko pratiquer fii ci wàllu njën parce que usine bi c'est une usine très moderne loolu njariñ rek lay indi ci Sénégal dina participer ci croissance suñu économie et dina participer sur l'emploi des jeunes et des femmes. ay at ci ginnaaw société boobu tuuteetee mu tëj ay buntam waaye lëkkaloom ak ñii di Corée du Sud tax mu daal di dundaat lu toll ak juróom-ñeenti téeméer ci ay nit dafa liggéey waaye fii ak juróomi at wala lu ko ëpp bëgg nañu am 2 junni ak juróomi téeméer ci liggéeykat di fa xëy. jërëjëf Pape Fara Ñing Nelson Mandela nag mu doon dund ba tey téeméeri atam dafay mat bis ni tey ñu koy fàttaliku fépp ci àdduna bi ba ci Afrique du Sud ga mu fekk baax ka nekkoon jiitu réew bu États-Unis di Barack Obama ma nga woon foofu moom it di ko sargal tey sàkku rek li nga xamante ni moom la fi bàyyi ci moomeel ñu gën a sàmmonteeg moom ndax kat nit la koo xamante ne ku nu ràññee la waaye li mu def ci àdduna kenn du ko natable Ibou Diouf. bu ko fekkoon ci kaw suuf. ki di Nelson Mandela naroon na am tey téeméeri at loole nag ñëpp ñu ko safoo fonk ko lool rawatina ci réewam màggal bi le bés ci loolu nag ñu ci fàttaliku rek jaar-jaaram gannaaw bu mu gane si àdduna le 18 juillet ci atum 1918 booba tey nag kii di Mandela mënul génne ci xolu nit ni ndax woy bu rafet lim fi bàyyi ci fàttali rek moom amoon na sax ay distinction yu bëri ki nga xam ne moo fi nekkoon prix Nobel de la paix ci atum 1993 jot na tëdd kaso lu toll ci 20 at ak juróom-ñeent Nelson Mandela lim fi bàyyi tey gars yi di ko fàttaliku saa su nekk doon ne mënoon na wax saa su nekk ne loolee bëggu ko benn yoon ndax li muy def nii xaaru ci dara wante dafa bëgg askan bi mu bokk ñu mën a gis seen bopp ci fi nga xamante ne mooy seen réew. loolu dem ba am ñeneen sax
ñu ciy roy ngir mën a wéyal li nga xamante ne rek mooy seen taxawaay ci Afrique ak itam ci àdduna wérngel képp ci jamono ji nag ñuy màggal téeméeri atam fële ca Afrique du Sud ci loolu sax ki nga xam ne rek moo njëkk a nekk président bu ñuul di Barack Obama teewoon na fa rek ngir yëkkati ay kàddu jagleel ko fukk ak juróomi junni yi fa teewoon rek wax ak ñoom ne kii di Mandela lim fi bàyyi waruñ ko mën a fàtte mukk ndaxte doon na loo xamante ne mën na jëriñ askan bi yépp nañ roy ci moom su ko defee rek suñu dund mën a mucc ayib njëkk doon président bu ñuul ca États-Unis ci bés bi ñu doon màggal téeméeri atu kii di Nelson Mandela mu yëkkati ay kàddu ci kanamu fukki junni nit ak juróom di leen fàttali ne kii di Nelson Mandela lim fi bàyyi waruñu ko fàtte bi mukk ku si nekk war nga ci mën a roy ngir jëriñ sa askan jëriñ sa réew jëriñ àdduna wërngal këpp. ñu ko doon màggal Nelson Mandela xët yu njëkk yu yéenekaay Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf caisse d'avance bu mairie bu Ndakaaru ba léegi tëjoogul l'observateur nañu coow li tey ji la ñu koy tijjiwaat ne ginnaaw ba cour de justice bu CEDEAO joxe dogal wax la mu xalaat ci mbiri maire bu Ndakaaru di Khalifa Sall avocat mi dañoo bindoon yoon doon sàkku ci yoon ci mu sukkandiku ci li CEDEAO wax ci mbiri Khalifa Sall ba bàyyi ko mu ñibbi càlleen yéenekaay bi nañu ñoom avocat yi loolee ñu doon sàkku tey la ñu ciy xam lu leer tey la ñuy xam ana lu ca yoon di dogal l'observateur nañu li ñu naan kit ou double fa la Khalifa Sall tollu jamono ji leneen lu yees ci yëfi l'observateur nañu moo di parquet général bind na ab réquisitoire di sàkku ci ñu jox Khalifa Sall ndàmpaayel fanweeri million ak juróom yi CEDEAO santaane ginnaaw ba mu jàppee ne am na lu bari loo xam ne dañ ko yàqal waaye parquet général bi da cee teg ne juróomi at yi nga xam ne tëj nañu ko Khalifa Ababacar Sall nañu ko bàyyi ci kaso bi mu tëdd fa juróomi at yooyee Vox Populi nañu loolee nag moo jaaxal gaañe ndax procureur général Lansana Diaby mi ñu dégg keroog àllarba mu ne nañu bàyyi Khalifa Sall libéré ko moo wëlbatiku bind ab réquisitoire di ca sàkku ci ñu bàyyi Khalifa Sall ci kaso bi Le Quotidien nañu tey lay leer Khalifa Sall dafa mel ne ku nekk ci salle d'attente di xaar yéenekaay bi boole kook photo boo xam ne Khalifa Sall ma nga ca taxaw faste ay loxom mel ne kuy déglu Le Quotidien nañu Lansana Diaby bind na yoon ngir ñu bàyyi fa Khalifa Sall ci kaso bi mu tëdd fa juróomi at yi ñu ko tëj Les Échos nañu meerum Ndakaaru di Khalifa Ababacar Sall ak génnam ci kaso bi bu ko yaakaaree ci procureur général Lansana Diaby dóor na loxom ci ëkk ne bind na ne nañu bàyyi Khalifa Ababacar Sall ci kaso bi ñi koy jàppal tànk moom Khalifa Sall di ay lieutenant Les Échos nañu ñoom juge Demba Kandji mi war a àtte yi fi la ñuy waxal sàkku nañu ci moom mu jël ay responsabilités am Sud Quotidien xëy mel ni ku leen dégg ba moo waral mu bind ci xëtam mu njëkk Kandji à vous de juger La Tribune nañu tey la tey bésu tey bi dana am lu bari lu mu suyee ci dundu Khalifa Sall àllarbay tey ji mooy source de vérité ci Khalifa Sall meneen waaye gile yoon Macky Sall moom la enquête dina kay xëyee yëral xët mu njëkk journal bi ci defaruwaat ak defar ay gaayam ci la toll ne ku jëg politique gi koy songee boor bu nekk doxub ñaxtu bi nga xam ne opposition bi amaloon nañ ko fan yi mbirum Karim Wade ak mbirum Khalifa Sall ak askanu Sénégal ak nañu ca gisee Macky Sall daa mel ne ku dem ba gis ne gaañi ñoo ngi koy bëgg a jekk ba tax muy dajalewaat aw ñoñam réew mi quotidien nañu waxi Karim Wade ak mbind mi ci liste électorale yi wax joojee moom léegi tey way wi daanu ndax bàyyi Karim Wade di Abdoulaye Wade dugg si na ci yëf yi nee na bu ñu teree Karim Wade mu bindu ci liste électorale yi moom Abdoulaye Wade dana taal réew mi libération nañu liste électorale yi ci boppam la ne dana ko taal bu dee tere nañu Karim Wade mu bindu te taal gi mi ngi koy jaale ci soulèvement populaire maanaam xiirtal nit ñi ci fitna ñu salfaañi réew mi loolee dana fi am bu ñu naree xañ Karim Wade carte électeur source a xëy ñu beccil xibaar bu doy waar nee nañu état bu Sénégal ginnaaw bu ñu wañee loxob entreprise minière yi forcé leen ngir li ñuy liggéey xaalis ba ñu cay comp aslëf di ko jox collectivité territoriales yi entreprise minière yi def nañu ko waaye li ñu jot a jëlee ci ñoom mu toll ci juróom-ñaari milliards xaalis ba yeggul ci collectivité territoriales yi état bu Sénégal moo ko jël ngar daajoo ko source a nañu te moo ne day fukki fan ak juróom benn ci weeru décembre atum 2015 président Macky Sall signé woon na ab décret ngir gouvernement bi fay xaalis bi waaye signature boobeeg décret boobee daanaka yàqum encre la ne gaañi defuñu ci tous ministre de l'industrie ak moyenne industrie digg na ne état bu Sénégal dana taxawu filière avicole bi protéger leen ba xaddu damm ci seenub liggéey l'observateur nañu ministre Moustapha Diop moo ko wax ma ngi ko wax démb ca Sédima kër Pape Babacar Ngom lépp tukkee ci nemmeeku gi muy wër di nemmeeku ñi nekk ci secteur industrie bi libération ne ko yemu ca ne rafetlu na bu baax a baax taxawaay bi Pape Babacar Ngom am ak ni mu nekkee royukaay ci réew mi fàttali na fej ne tey mi ngi def chiffre d'affaires bu toll ci ñeent fukki milliards ak ñaar di liggéey loolu lu ëpp juróom-benn téeméeri doomu aadama te ba muy tàmbale
ci atum 1976 ci fukki junneeg ñaar la tàmbalee ak téeméeri cuuc ak ñaar fukk. beneen ministre ca beneen journal mu di ministre commerce Aliou Sarr ci Soleil national supermarché yi samp ci réew mi xam le ne démb ne état bu Sénégal mi ngi ciy pexe ngir yoonal supermarché yi encadré leen réglementé ko. l'observateur nañu teg na ci ne Auchan yi ñenn ñi di ŋaañi ci réew mi moom Aliou Sarr ministre commerce nee na gisul lu war a mën a tax ñu ne Auchan mënut a nekk ci réew mi. mouvement Touba ca kanam l'observateur nee nañu seen xol sedd na jamono ji ndax ngërëm lu leen xalifa général des mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou gërëm keroog ba ñu fa demee doon ko jébbal juróomi camion yuy tonne mbalit ñu xayma seenu njëg ci juróom fukki millions ak juróom ca la leen sëriñ bi xalif général des mourides di Serigne Mountakha Mbacké Bassirou xalifa général des mourides waxee ne gis naa ne liggéeyal Serigne Touba ak taalibe yi rekk moo leen ñor loolu nag ku ñëw danga ma siy fekk si ku ci nekk mën ngay jàppale mboolem kuréel yi fi nekk te yëngu ci loolu ci Touba ca kanam ca la ëpp kóolute jàpp leen ne lépp lu ngeen yëkkati rek ànd naa ci ak yéen man ak yéen ñu des ci l'observateur ba léegi xooli Biram Diallo ma fa tribunalum Ndakaaru tëj ñaar fukki ati kaso li ñu ko doon tuumaal ba tëj ko moo di moom Biram Diallo dafa soupçonné ab xaritam ne dafa nopp gelam ba tax mu jël paaka jam ko xarit bi ci biir bi ba xarit ba faatu. jërëjëf Mamadou Mamen Ndiaye yéen sant nañu leen gërëm leen rédaction bi dina fi teewaat ci yeneen jotaayu xibaar ñu leen ñaanal kenn dalug jàmm te di ko sàkku ci yéen.